déglu leen déglooti leen ma wax ak yéen ndaanaan ni réew mi laa bëgg woo. Amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous ak am contenté gu matale comme niñ koy defee chaque soir du lundi au vendredi inchallah indi leen seen émission bi di lu xew ci réew mi maanaam fu réew mi toll nag jamono ji actualité bi daanaka li ko dominé benn la muy coronavirus nag nekk pandémie bu graaw bi nga xamante ni jamono ji moo lëmbee le monde entier lëmbee Sénégal en tout cas ba tax ñu jël ci ay mesures yu dul jeex ngir mën a xeex bi lépp jàngoro jamono ji nag xam ngeen ko le Sénégal en tout cas est en guerre boo xamante ni dañoo fas yéene gagné ko ndax nag loolee la ñu bëgg ci noone nag moo tax le président de la République du Sénégal Macky Sall ak ñi nga xamante ni ñoom la àndal ci xeex bi ñu daal di koy xelal ba mu décréter li nga xamante ni mooy couvre-feu en tout cas fii ci Dakar ak Thiès ndax nag bu ñu fàtte ni ñaari région yooyu ñoom ñoo gën a vraiment sonn ci mbas mi ci jamono ji donc nag 21h bu jotee ñu daal di décréter couvre-feu ñun itam ñu daal di fas yéene gunge leen ba nga xam ne dootu leen wéet benn yoon ci kër yi ak suñu programme yi fu réew mi toll tonton laay bëggoon naa koo xam ci jamono ji. jërëjëf Ndeye Marème di kontaan ci yow di rafetlu plateau bi ñu santaat yàlla bu baax a baax ndax lu mel ni bu amee ñu war cee toog waxtaan ngir askan bi surtout nañu invité docteur Badiane di ko remercier bu baax a baax parce que wax bu ñu koy woowee gàtt na ak bi mu ñëwee kon ça veut dire que dafa respecté par exemple askan bi parce que lépp lu mu wax rek njëriñu askan bi la di nuyu ñëpp nag képp ku seetaan ITV ci biir Sénégal ci biir monde bi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla aussi que 2020 ñu fàtte ko ngir 2021 jërëjëf. Je pense que tonton Laye en tout cas campé na un peu le décor ngeen war ko comprendre également que aujourd'hui en tout cas on va parler de vaccin bi nga xamante ni nag ku ne xam na ni fagaru moo gën faju te lu la bett mën la ni mbas mi bettee ñu moo tax ku ci nekk jug takku taxaw ngir mën ko xeex ci xeexin boobu nag lañ fas yéene waxtaane vaccin bi nga xam ne ni jamono ji lëmbe na askan wi ñëpp en tout cas ñi ngi koy waxtaane moo tax ñu daal di wut un expert koo xamante ni en tout cas xelam dafay màcc jëm ci domaine boobu muy une voix autorisée ñu koy wax docteur Badiane nekk directeur national du programme de vaccination docteur merci comme ni ko tonton lay waxee xatoon na trop mais vraiment ñëw nga wuy si ñu lay dalal di la bàyyi ak mbokk téléspectateurs yi. jërëjëf man maa leen di remercier ci invitation bi ngeen ñu invité pour ñu ñëw fii toog pour waxtaanee mbir bi nga xam ne ni moo xew ci jamono fi mu nekk nii muy coow li nekk ci vaccin yi nga xam ne mooy vaccin anti Covid yi donc ma leen di gërëm téléspectateurs yi di ñaan aussi lépp loo xam ne wax nañ ko fi rek mu nekk loo xam ne njariñu askan bi. Pour rectifier en fait je suis man coordonnateur programme élargi de vaccination là au lieu de directeur. Parfait alors jamono ji comme ni ma ko waxee wax ji benn la coow li benn la vaccin bi mais vaccin bi li tax mu indi coow li directeur mooy vaccin dañ daan tàmm di gis muy topp tout un long processus en tout cas jël ay années pour ñu jàngat ko saytu ko ba mën ko teg waaye comme ni ma ko waxee mbas mi dafa xëy rek dal ci kaw nit ñi moo tax di nga ci gis vaccin yoo xamante ni nii 6 mois la ñu ko defaree yii 10 mois yoo xam ne nag jotu sax am li ñuy wax test clinique donc loolu nag waral controverse bi ci am yëpp donc nag am na itam comme niñ ko xamee déjà vaccin yu bëri lu ci mel ni Pfizer Sinovac am na itam bi nga xam ne mooy Moderna entre autres donc tey bëggoon nañoo xam est-ce que docteur vaccin boo xamante ni nii jëlul temps bi mu jël yëpp pour ñu mën ko saytu ba teg ko ci dëkk bi est-ce que wóor na ñu vacciner woo ko. waaw pour rectifier en fait amul benn vaccin boo xam ne jaarul ci essai clinique yi donc li xew mooy ne vaccin yi jaar nañ fi ñu war a jaar mais délai yi la ñu raccourcir maanaam fa waroon def 2-3 mois stade boobu peut-être mu def 1 mois ou 2 parce que loolu li ko waral aussi mooy urgence bi parce que bu ñu nekkee ci urgence procédure yëpp day passer sous mode urgence maanaam tey urgence de santé publique la ñu wax mooy pandémie bi donc pour xeex pandémie bi tamit li ñu war a développer dañ koy développer en urgence da nga am dañuy jéem a xool nu ñuy raccourcir délai yi maanaam li ñu ko mën a wax mooy ne feebar bi dafa gaaw donc il faut que nit ñi tamit di xalaat bi ñuy xalaat ak liggéey bi ñuy liggéey pour xeex feebar bi aussi ñu gaaw ci loolu moo indi ne et puis tamit science day évoluer technologie yu bees aussi tamit dafa am donc ce qui fait que
li nga xam ne ni mënoon na ko développer 2 ans 3 ans ñu mën ko raccourcir développer en moins d'1 année donc loolu li ko waral aussi mooy ne bu ñu la liggéeyloo dara nga fekk da ngay liggéey lu bari ñu ne la li ngay liggéey lépp bàyyi ko mais nga consacrer sa temps bi yëpp ci benn activité donc activité boobu je pense que il faut nga gagner ci du temps donc loolu mooy indi parce que aussi c'est vrai mosuñoo gis vaccin peut-être bu gaawee nii développement mais mosuñoo gis aussi feebar boo xam ne gaawee ne nii law ci àddina bi atteindre ak ni mu gaawee touché réew yëpp feebar bu mel noonu tam gisuñu ko donc su feebar bi bu gaawee ñiy xeexe feebar bi foog ñu gaaw donc loolu moo indi que ñu raccourcir délai ba nga xam ne au bout de 7-8 mois quand même ñu am ay candidats vaccins yoo xam ne franchir nañ la wax li ñuy wax stade phase 3 ci essai clinique yi mais amul benn boo xam ne jaarul ci phase yooyu. virus bi moom defal nañ ko test clinique bi ba mu jaar yoon parce que boobu indi woon na tuuti polémique quand même. instant bi Russie di annoncé ñoom ne ñoom dañuy seen vaccin dañ koy commencé utiliser. boobu ñi ngi woon phase 3 mais pareeguñ ko mais boobu ak léegi am na temps boo xam ne déroulé na fi ba nga xam ne ni ñoom tamit seen vaccin passé na phase 3 bi mi ngi ci demande d'homologation donc waa Russie ñoom seen bopp homologué nañ ko ba commencé ko utiliser mais des na maintenant yeneen autorité de régulation yi pour que ñu mën ko homologuer pour que ñëpp mën ko utiliser. Je pense que ni coow li sax pour camper carrément le décor mooy Sénégal en tout cas ban ci xeeti vaccin yooyu ñu lim moom la war a utiliser je pense que choix bi moom moo indi polémique bi ñii nga naan dañoo bëgg a jël vaccin chinois bi parce que moo gën a yomb alors que taux d'efficacité bi ñenn ñi ngi ne 75 voire 76% la alors que Pfizer bi c'est à 95% mais moo gën a cher pour yow le choix ci lan lañ ko war a baser ba war ko mën a def. waaw choix vaccin dafa am ay critères yu bari yoo xam ne ci lañ koy basé en tout cas ñun ñi nga xam ne ñun la ñu sant pour ñu éclairer décision boobu choix boobu ñun choisir guñu benn vaccin donc ñi wax ne dañoo choisir vaccin aussi li ñuy wax xamuñu ko parce que ñun choisir guñu benn mais vaccin dafa am critères yu bari am na critère efficacité da ngay xool efficacité vaccin bi am na critère sécurité maanaam vaccin bi par rapport ak effet secondaire yi ban sécurité moo ci am na prix vaccin bi am na vaccin bi aussi nombre de doses bi nga xam ne moom ngay administrer pour am immunité bi am na norme de conservation maanaam tout ce qui est lu yan température la ñu war a conserver vaccin yi conditionnement bi am na flacon bi ñaata dose la bu dee flacon liquide la wala lyophilisé mooy bi am pour ñu jaxase kook ndox yooyu yëpp ak yeneen critères yëpp day entrer en compte ci li nga xam ne nii mooy choix vaccin bi donc bu ñuy choisir vaccin yooyu yëpp dañ koy jël en compte analyser ko xool ban vaccin moo gën a méngoo ak sunu réalité et puis ban moo gën a woyof ci ñun pour ñu mën ko utiliser donc actuellement vaccin yi bariwul donc booy xool presque juróom ñoo ci sortir di lot donc ñun li ñuy def mooy dañoo def scénario boo xam ne dañ naan suñu bëri booy utiliser bii lii la laaj bu ñu bëggee utiliser bii lii la laaj ba juróom yëpp mat ñu boole ko évaluer ko comme li président waxoon nañ ko jox stratégie de vaccination ñu jox ko scénario yëpp nga xam teg ko ci table am léegi nag di ko déglu lu mu wax ñun ñu continuer ci liggéey boobu mais aussi ñi ngi ci initiative COVAX aussi mu initiative mondiale bi nga xam ne mooy permettre pays yi amul doole ñu accéder ci vaccin yi ñoom tamit en fonction de vaccin yi ni ñuy franchir état bu homologation yeeg yooyu dañ proposer dëkk bi nekk ñu ne la ndax bëgg nga bii vaccin nga xool su la arrangé nga jël su la arrangé woo nga demee xaar beneen wala beneen la préféré donc ñi ngi ci étape boobu nga xam ne ñi ngi analyser données yi di def ay propositions mais actuellement choisir guñu benn vaccin pour ne bii vaccin la ñuy yóbbu la ñuy utiliser Sénégal. tonton Laye sociologiquement parlant jamono ji comme ni ñu ko waxee l'heure est grave est-ce que on a assez de temps pour mën a suivre yooyu processus yëpp est-ce que jotul tamit ñu faire un choix vite fait pour mën a gaaw génn ci est-ce que jàppoon ni le temps presse comme on dit. waaw jërëjëf Néma may remercier encore docteur Badiane encore une fois. Il faut nga comprendre aussi que gis nga nit boo koy wóoloo. ba jox ko leen lu mu la liggéeyal. demal tëdd nelaw te ñu ragal yàlla lañu ñu xam ne ñuy def lañu te dara jar lu mën leen jënd. yaa dégg kon boo amee confiance moom ba pare jiital ko ñu jàng ay études yu sore ba maîtriser li ñuy def duñ dugal mukk Sénégal loo xam par exemple méngóo la Sénégal di xaar. parce que seen doom ak suñu doom rek a fi nekk suñu tante ak seen tante a fi nekk seen yaay suñu yaay fi nekk. ñu ngi koy vacciné ñun lay doon. donc ñoom duñu seetaan ñu leen di ñu vees indi fi n'importe quoi. indi donc cette confiance bi tax ñoom ñu étudier il a pas d'efficacité ak lépp privé HAB yëpp donc loolu ku lay toog ba lay jàngaloo kon nga xam ne bàyyiwul dara
kon ñun jàngal nañ lépp paramètres yëpp jàngal nañ ko ba xam ne parce que lii moo war pour Sénégal lii moo war a doy parce que askanu Sénégal ñu utiliser ko pour Sénégal ñun na ñi nga xam ñoo toog di xaar pour vacciner wu ñoom lu ñu wax rek la ñuy déglu ñoom la ñuy déglu kon ñoom la ñuy jiitaloon ñoo jàngoon ñëw am xam-xam benn bi indi ko former une commission liggéey ci loolu parce que mënoo jël ñëpp mais commission day am ñuy tànn ci biir ay professeurs la ay médecins ay yeneen spécialistes ci yeneen domaine ñu la ñuy jël pour utiliser ko pour xam lan la ñuy tànn ak nan la ñuy tànnee yaa ngi loolu nag bu ñu ko tànnee par jébbal ko comme ni waxee président de la République moom nag mooy voix autorisée bi nga xam parce que moom la askan tànn moom nag mooy jël taxaw wax lii lañ jël ak lii lañ ko bëggee jeex na mais ça veut pas dire que moom mooy tànn mais comme ñu expliqué ñoom ñooy def li ñuy def ba pare jébbal ko ñu ko jébbale nag logique est que ñun par confiance bi ñu am par rapport ak suñuy doom suñuy frère suñuy sœurs yi jàngi woon ñëw am kattanu xel bu àttan la ñuy def ba indi ko mais ñu wóolu leen et cette confiance foofu mu dem primé tout à fait ñu wóolu leen sax moo taxoon ñun itam ñu dem jox leen la parole pour xool ana nan lañ ko dundee ak nan lañ ko jàngatee parole aux blouses blanches ak le reportage de Mame Astou Kane avec la complicité de la régie. Reportage bi Mame Astou Kane def. Pfizer, Moderna, Russie, Chine ak yeneen ñoo bokk si ñuy defar ñàkk gi xeex Covid-19 si ñu war a njëkk ñàkku waa kër docteur si la ñu bokk di loo xam ni ñu si ëpp rafetlu nañu ko. ànd ci rek benn côté parce que voilà comme que feebar bi dafay gaaw a waalaate te personnel waa këru docteur yi souvent dañuy jegeyantoog malade yi voilà risque yi fa la gën a bëree bon voilà gisuma ci benn gàllankoor ñu war a mun a ñàkk ñuy liggéey ci wàllu wér-gu-yaram. donte am na solo ak fi mbas mi toll ñeneen ñu mel ni Mamadou Ba seen xel dalagul ci ñàkk yi. bon j'ai pas vu les résultats il y a toujours perte de vies humaines. man nag jàpp naa ni vaccin bi suñ ne docteur yee si njëkk a faju loolu lu baax la waaye man moom fas yéenewuma benn yoon ñu daal di may ñàkk ndaxte li ma gisagum daanaka dalul sama xel am na ñoo xam ni dañ see faatu pour man daal balaa ñoo xalaat vaccin nañu xool beneen méthode ngir rek xeex jàngoro ji di coronavirus. je me fais vacciner c'est inacceptable. docteur Thierno moom tànn gu ñu tànn ñàkk docteur yi faj ñi mas mi laal àndu ci. Il y a le seul hic que j'ai retenu c'est que. waaw gis naa ni mbir mi lu rafet la waaye dama dégg bu yàggul dara kenn ci ministère ba di wax ni ñu njëkk a ñàkk mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo jege lool ñi nga xam ni rek ñoom ñoo feebar loolu nag man jàpp naa ni di dëgg du yoon ñun ñëpp nga xam ni ñoom ñooy yëngat ci wàllu kër docteur ñu jege wala ñu sori ñun ñëpp lañ war a ñàkk laata rek ñu koy jàpp. Et que tous les personnels de l'ambulancier au médecin tout le monde doit être vacciné d'emblée. moom mi ngi ñaan kilifa réew mi ak kilifa diine yi ñu ñëkk ñàkku ngir wane yoon mi waaye tamit dalal xelu waa kër docteur. personnellement je n'ai pas d'hésitation c'est que. vaccin boobu nag suñu bëggee dëgg askan wi daal di koy jël foofu rek kilifa yi mu commencé ci ñoom muy kilifay réew mi waaye it kilifay aada yi muy jàngu bi waaye it kilifay diine yi ñoom suñ ko defee ñu ñàkk seeni njaboot ba noppi nit ñi wane ko sénégalais gis ko bu boobaa dana gën a mën a yomb. Et le roi d'Arabie Saoudite lui-même qui se faisait vacciner alors ça c'est la porte ouverte pour la confiance. si ñaar fukki junni médecin yi nekk Sénégal si public bi ak privé am na ñoo xam te ni ba léegi ñoo ngi am jiixi jaaxa fii ak ñàkk bi di ñëw docteur Thierno ngi sàkku ab taxawu si ñi nga xam ni moom la jàngoro ji tëral te nekkuñu si bërëb yu ñuy fajee ñu koy woowee CTE. merci Mame Astou docteur gis nga ko ci seen biir ñoom itam docteurs yi am nañ ay xalaat yu wuute ñenn ñi d'accord ñu ci ñu njëkkee leen ñàkk bien que dañu ne loolu moo gën parce que dina installer benn climat de confiance en tout cas ak sénégalais lambda yow nan nga ko jàngate ñoom lañ war a njëkkee wala warul am dafa war a am nuñ ko toppalantee. waaw parce que bu ñuy wax ñu njëkk a ñàkk ak ñu dul njëkk a ñàkk c'est parce que ñàkk yi moo doyul. d'accord en un premier temps de façon kenn mënul am benn dëkk amul fi mu nekk ni prétention pour mën a ñàkk population yi. donc su fekkee ne ñàkk yi doyul dañuy seet ñi nga xam ne ñoo ko gën a soxla. ñoo ko gën a yelloo ñi gën a vulnérable ñu ne dañ commencé ak ñoom.
ñi gën a vulnérable mooy ñi nga xam ne jàngoro bu leen songee dina leen faagaagal. wala boog mu indi leen li ñuy wax ay cas grave ay complications. ak ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk les sujets la plus à risque d'être contaminé mooy ñi nga xam ne ñoo leen di toppatoo. donc ci loolu la Organisation mondiale de la santé joxe recommandation ne su fekkee ne ñàkk yi doyul bu ñuy commencé nañ commencé par ñooñu moo tax ñuy gëddeeg ñu naan Sénégal nee nañ dañuy commencé par les cibles prioritaires donc c'est les personnes vulnérables ak ñi nga xam ne ñooy personnel de santé bi de première ligne donc loolu moo ko indi mais su fekkee ne ñàkk yi doyoon na ba nga xam ne comme yeneen ñàkk yi la bu ñu commencé dañuy ñàkk ñëpp en même temps parce que loolu mooy rompre transmission bi mais fi mu nekk nii ñooñu bu ñu leen ciblé c'est diminuer nombre de cas graves yi nombre de décès yi pour que au moins système de santé bi mën a stable encore nit ñi aussi mën a dem doxi seeni soxla en attendant que ñuy mën a ñàkk ñëpp pour que transmission bi ñu rompre ko feebar bi jeex complètement d'accord defe naa ni loolu leer na waaye comme niñ ko xamee Boubacar Dieng moom itam mi ngi ci terrain bi ngir di ñu jox à temps réel li nga xamante ni moo xew un peu partout dans Dakar actuellement voilà xam naa léegi ci kanam incha allah dinañ ko xooli mais tonton Laye jàpp nga ni docteur médecin en tout cas am na maanaam bu ko neexee maanaam le choix ne man bëgguma ñu vacciner ma bien que dañu ko considérer ci personnes yi nga xam ne ñoom lañ war a njëkk kii parce que ils sont exposés en plus de cela day installer comme ni ñu ko waxee un climat vraiment de confiance ak malade yi ñu war a traiter est-ce que kooku am na droit wala su ko neexee le choix ne man bëgguñu ma ñu vacciner ma. dina may jaaxal xam nga lu tax parce que bu fekkee jàng xam la nga jàng. xam nañu fecc lan la xam lan la mën a jur. am na yoo xam ne sawra ko mën a wax tey yàlla tere boo guerre amoon tey dund gu doyul dañuy njëkk dundal armée bi ku ñu mën taxaw défendre kon bu fii lii guerre la guerre boo xam par exemple microbe bu ñëw la daal askan ñan ñoo ci njëkk a sóobu par exemple ci xeex ak moom mooy personnel médical bi kon personnel médical bi fekkee ñoom ñoo ñu war a aar ak ñi nga xam par exemple ñoom bu leen dal rek laagal leen bu leen dara faagagal leen ñooñu lay njëkk a aar ba pare bàyyi ñi ci ginnaaw ñi nga xam parce que mën nañ résister tuuti yu ne ko mujjee ci ñoom te sant ak mu ñu may ñu doole xaalis wala leen loo xam parce que mën na indi yeneen vaccin doog yegg si ñoom mais boo toogee ne par exemple man maa war a faj kii te ma xam ne kii risque bi man fekk xam naa li ma jàng na la ma mën a transmettre maladie te ma xam parce que man na ko jege tout le temps parce que loolu la ma sama liggéey laaj nga ne du ma def loolu kon yaa ngi risque yoo xam aussi par exemple donc du ma mën a comprendre ko mën a comprendre te bu ñu fàtte ni ñoom docteur yooyu bu ñu ñibbee ca kër ga. njaboot gaa ngi leen fay très bien dañuy fekkiwaat ay njaboot fekkiwaat ay famille fekkiwaat ay dëkkandoo. fekkee ñëpp ay xarit ak lépp donc ñoom bu fekkee jëlee risque boobu microbe bi parce que microbe bi mooy du yóbbu boppam nit a koy yóbbu. kon bu kolee seen kaw ànd ak ñoom dem foofu jël leen te fekk ñoom préparé ñu ko woon à ça mais pour me transmettre dafay yomb. dafay yomb kon ñun suñu bopp par exemple ñi nga xam ñoo nekk personnel médical. ñoom la ñu war a jiital vacciner leen teg ci ak personnes vulnérables yi. ñi nga xam bu leen feebar yeggee rek gaañ leen. dëgg la y a des gens qui sont porteurs de maladie yoo xam par exemple bu leen see gaañ leen ñi nga xam seen yaram âge ak seen tolluwaay toll na foo xam ne seen yaram tollul doole goo xam mën na xeex jaroomu jàngoro bi. ñun la ñuy njëkkee. suñu paree jublu ñi nga xam ne yàlla may leen kattan koo xam ne mën nañ toute résistance par rapport ak microbe bi ñu doog a ñëw ci ñoom. Olof Ndiaye sax dafa wax ni balaa ngay digle sangu faaw rek yow nga jiitu ca donc c'est très normal c'est une logique ñu dem seeti Boubacar Dieng Boubacar jamono ji foo nekk ak foo féete. waaw fi mu toll nii Ndeye Marème maa ngi si Géejawaay donc su ma ginnaaw man ngeen fee gis ñu ngi si rond point Waxinaan Nimzaat Géejawaay nag comme ni nga ko xamee fan yi ñu génn si fan yi njëkk sax si couvre-feu bi tàngoon na lool ndaxte ay jàppante amoon na si Golf si Gunaas si Njaareem Limaamulaay ba fii sax si Waxinaan Nimzaat fi ma taxaw nag mën nañu ne ñu ngi si diggi Géejawaay ndaxte su ma ginnaaw yéen a ngi am gàddaay boo jëlee suma càmmiñ yéen a ngi fi am amoo 4 5 6 ñi fi dëkk nag di ko woowee amoo 456 tey jii nag liñ fi fekk Ndeye Marème moo di xam nga suma ginnaaw maa ngi ko wax léegi policiers yi ñu ngi fii taxaw ndaxte police Waxinaan Nimzaat xale yi fan yee ñu génn si ñetteelu fan bi sax dañoo ñëwoon ne dañ koy taal wante nag tey jii mën nañu ni gis nañ fi dispositif sécuritaire boo xam ne nii am na doole lool ba tax si mbedd yi amul kenn koo xam ne yaa ngi koy gis muy circuler fi ñu toll nii nga xam ne couvre-feu bi dugg na en vigueur. man kay xaw tuuti sax duma xàmmee ni yaa ngi banlieue yaa ngi Géejawaay ak ni mu tàmmee du xumbee niñ koo xamee mais maa ngi gis ay camions yuy romb xanaa ñooñu ñi jël mbalit yeeg ñoomin seen la. ñiy jël mbalit mi la waaye xam nga itam ñiy def transport yi parce que ñoom am nañu droit circuler. fi mu toll nii ñoom la ñuy bàyyi ñuy jàll ak lu ko wees ñeneen ñi nga xam ne am nañu autorisation de circuler. ñooñ daal la ñuy bàyyi fi mu toll nii ñuy jàll waaye lu ko wees muy askan
du keneen koo xam ne yaa ngi koy gis fi Ndeye Marième fi mu toll nii muy taxawaalu si mbedd yi comme ni nga ko waxee sànq parce que fi mu toll nii bu ñu nee Guédiawaye lañu nekk sax mën nga koo bañ a gëm parce que d'habitude heure bi nit ñi dañuy nekk si mbedd yi di dox seen i soxla ba yenn heure yi ñuy door dugg seen i kër alors Boubacar ñu bàyyi la xëy na di nga dugg ci benn kër yëral ñu foofu ca banlieue ba nan lay demee xam nga kër yi xaw na xat njaboot gi xaw na macha allah ñu xool ana ñoom tamit nan la ñuy dundee couvre-feu bi le temps ñu revenir la incha allah. merci beaucoup grand laay nga gis ni vraiment tey moom banlieue bi vraiment c'est méconnaissable doo ko sax xàmmee dafa mel ni daal doole doxul jàmm comme ni ñu koy waxee. sant yàlla bu baax parce que li bu ñu ko amee dañuy sant yàlla bu baax. parce que li leen doon xaar premier jour bi tamit li leen soxla woon parce que du leen teg loo xam ni du dëkk ci ñoom wala du leen di gaañ. comme on a dit parce que maladie fi mu toll tey. tout ce qu'on peut faire pour l'instant mooy limiter les dégâts nag mooy que fexe ba. jaxasoo ni muy demee bëccëg bi ñu wàññi ko guddi gi comme ni ko démb monsieur Ka waxee suñu amee 10 ci bëccëg ñu am 2 ci guddi gi à force de les traiter ñu dem bay wàññeeku ba mu disparaître te lii dañ leen di gërëm bu baax waa Guédiawaye parce que li ñu def ni tey respecté par exemple lañu leen sant loolu lañ soxloon ci ñoom dañuy nekk référence fi mu nekk kese référence bu mag lañu ñu leen di gërëm bu baax yooyu waa Guédiawaye yi ne seetaan kontaan ci yéen parce que lii rek lañ soxla ci yéen tout à fait te lépp rek pour seen njëriñ la dëggantaan lépp daal ci seen njëriñ la njëriñu askan wi la mais docteur dañuy dégg ñuy ne vaccin bi dafay ànd tuuti ak ay li ñu koy waxee effet secondaire lu ci mel ni ay maux de tête ay douleurs musculaires ak ay nu ñu koy waxee fatigue maanaam ngay sonn te nee nañ léeg-léeg mu dem ba jàpp 2 à 3 jours yooyu ci vaccin yëpp la wala ci nit yëpp la wala dafa am ci ñoo xamante ne nii buñ ko defee rek ci la lu mel noonu mën a am wala déet. waaw loolu effet secondaire yooyu soo la ñuy wax ay effet secondaire mineur maanaam yoo xam ne garaawul. kon am na majeur. am na majeur. mais parce que effet secondaire dañ koy classé en fonction yi dafa effet secondaire bu garaawul. ak bu garaaw mais amul benn médicament wala benn substance boo xam ne amul loolu. donc c'est pas lu spécifique ci vaccin yi. donc médicament boo jël fi mu nekk nii boo liiroon notice bi daanaka doo ko naan. donc loolu képp ku prétendre que vaccin amul effet secondaire wala mënu ko am donc je pense que c'est pas scientifique mais li ñuy xool mooy risque ak bénéfice xool ndax effet secondaire yi dafa bari bay lore wala li muy jariñ moo ëpp doole fuuf effet secondaire yooyu parce que ñu piqûre la nga sa yaram sa fi ñu ko piqûre di metti tuuti wala mu neewi tuuti quelques jours après mu disparaître mais mu protéger le contre maladie bi je pense que loolu kenn du ko mais na table ñaar yi donc vaccin yi effet secondaire yi ñuy wax du si vaccin bii rek mais vaccin bu nekk am nga effet secondaire mais du nekkul ne effet secondaire bi tamit du ñëpp lay am yow mën nga ko jël bañ a am dara mën ma jël comme am effet secondaire parce que effet secondaire yi am na si loo xam ne ci nit ki la dépendre am na ci loo wax li ñuy wax tout ce qui est réaction allergique parce que am na produit yoo xam ne yow boo ko jëlee tey du la def dara mais su ma ko jëlee tey man damaa faat donc loolu ci produit bi mais ci nit ki la moo supporté wul produit am na si yoo xam ne ci produit bi la donc loolu ñu gis ne par exemple soo ko joxee nit ñi par exemple fukki nit dina ci am kenn koo xam ne loolu dina ko dal wala nga jox ko 1 million parce que am na effet secondaire yoo xam ne il faut nga jox ko 10 millions sax de personnes pour mën a gis benn donc yooyu mën na nekk ci produit bi am na effet secondaire yoo xam ne liéwul ci nit ki liéwul ci produit bi mais ci administration produit maanaam ci fajkat bi nga xam ne moom mooy délivrer produit bi par exemple su respecté wul li ñuy wax règle d'asepsie yi mën na la transmettre beneen infection donc loolu lu spécifique wul ci vaccin yi mais ci médicament yëpp la spécifique ak lépp loo xam ne dañ koy dugal ci yaramu doomu aadama mais li ñuy def mooy ne boo gisee ñuy def essai clinique yi c'est pour s'assurer que amul effet secondaire yoo xam ne yu garaaw la wala yu baree bari yoo xam ne ni mën na gàllankoor wér-gu-yaramu doomu aadama yi su dee administrer les vaccins yi donc pour que ñu mën a utiliser vaccin yi il faut que ñu jaarale ko ci essai yooyu ba gis ne bariwul lu muy lor boo gisee fi mu nekk nii dans le monde administré nañ plus de ay millions de doses actuellement mais gisaguñ fenn fu ñu rapporté benn nit koo xam ne comme ni ko kooko waxee nit ku faatu mais dégguñu ko si effets secondaires yi ngay wax donc c'est des effets secondaires mineurs et qui sont réversibles donc loolu mënul gàllankoor utilisation vaccin bi pour xeex ak pandémie bi au contraire c'est de bonnes nouvelles ça veut dire que pour le moment le vaccin est sûr tonton Laye defe naa ne nag loolu suñu ko déggee surtout mu génnee ci gémminu koo xamante ne ni vraiment ci personnel bi la bokk defe naa ne nag sénégalais franchement seen xel war na mën a dal. doyul dara loolu doy parce que li moo dafa leer nañ amul garab ci àddina boo xam am la effet secondaire comme ni nga ko noté su boo génn gis mise en précaution avantage inconvénient comprends nga loolu ci lépp la am mais nit ñee bokkul nit ñee yemul
indi comme aussi ni kii pratiquer aussi mën na benn faute de sepsie wala leneen loo xam mën na benn jaaralaan gàllankoor mais pas produit bee ko def mais ki doon liggéey moo ko def indi comme ni nga ko waxee tey y a combien de doses tey la ñu administré ci ay ci àddina bi tey déggu ci benn cas grave boo ci dégg indi comme bokk ngir yàlla ngir yàlla ñu jéem cee jàpp rek xam naa ne sénégalais yi sax bañuñu dañoo bëgg plus d'assurance rek plus d'assurance comme niñ koy waxee mais bëggoon naa xam laay bu fekkee mën nañ ci jot micro-trottoir bi pour ñun itam ñu mën a xam sénégalais yi nan lañ dundee mbir mi ak itam ndax d'accord nañ ci vaccin bi ak nan la ñu koy vraiment concevoir xalaat bi et tout laay bu fekkee yemb na ñu dem seetaani micro-trottoir bi nga xamante ne ni Mamadou Lamine Fati moo ñu ko defal ca Géejawaay tamit. Daana ni réew mi laa bëgg woo. waaw vacciné wu xam nga ñun duñu ay scientifique ay acteurs communautaires lañu li ñu yaakaar mooy scientifique gu Sénégal yi amuñu fitu du sacrifier benn doomu Sénégal loolu lañ jàpp. kon li ñu jàpp mooy scientifique gu Sénégal yi bu ñu approuvé ne vaccin bii ñëw fii baax na war nañ cee mën a ñakku su boobaa ñun dañuy sensibiliser pour ñu ñakku te bu boobaa ñun en tant que acteur communautaire dañuy taxaw ñakk suñu njaboot pour mën a permettre nit ñi am confiance pour mu ñakku mais li may répété daal mooy suñu scientifique yi amuñu xalaat ak xel boo xam ne dinañ xool ne vaccin bu baaxul moo fi dugg ñu di ko dugal ci dëkk bi mbaa ñuy favoriser ñuy ñakk nit ñi mais scientifique yi nga xam ne ñoo jàngoon jàngee ci alalu réew mi jàngee ci école yi réew mi ñoom bu ñu valider vaccin bi ne mën nañ koo vacciner su boobaa ñun ñooy njëkk a vacciné wu en tant que cobaye pour wan nit ñi ne vaccin bi daf ñuy aar ci jàngoro bi. ah vacciné wu de man de d'accord naa ci comme feebar bi moom mu ngi ci réew mi boobu ba léegi di lëmbee te kenn xamul fi ñu jëm ak moom chaque jour kaa yaa ngi yokk dee yi ñu ngi bëri na ñëw ñu vacciné wu rek yaakaar naa ne moom bu doon lii loree du ñu nangu mu dugg suñu réew ci li ma yaakaar. pare nañ de man de pare naa pour vacciner wu. jàpp ngeen ne mooy régler mbir mi daal. moom lañ jàpp ne moo koy régler daal. ndax feebar bi moom fi ne nii moom tax na nit ñi bu ñu tëddee sax du ñu nelaw tiit nañu lool nag waaye yàlla baax na. non grand ñun bëgg nañ vacciner wu mais ñun balaa ñoo vacciner wu dinañ jéem a xam ñoom li ñuy bëgg a vacciner nit ñi ak ñoom seen lan lañ si jógte quoi parce que nit ki pour man balaa nga kaa defloo dara di nga ñëw ci moom waxtaan ak moom laaj ko. yow li may def nii ak ba pare tamit nga wax ñu njëriñ ji mais doo ñu jékki-jékki xëy rek benn un bon jour ñëw rek ñu ni non da ngeen a war a vacciné wu loolu grand ñun man mënuma ko quoi ndax nit ki booy def leen da lay convaincre ndax man convaincre gisaguma lu ma si convaincre moo tax man mënaguma daal dugg daal ci vaccination bi 100% quoi man nag bu dee feebar bi moom gëm naa ne feebar bi am na gëm naa ko man gëm naa ne am na mais nag vaccination bi moom non man pareeguma quoi parce que gisaguma lu ma si convaincre moo tax quoi. vacciné wu waaw su ma gisee président de moom vacciné wu moom vacciné wu moom ndax corona bu mu génnee moom moo njëkk a woon gars yi ni ñuy raxasoo ak yooyu moom daal bu ñu ko njëkkee moom ci moom man moom dinaa vacciné wu moom incha allah président waaw bu ñu ko commencé ci président daal ma gis moom mu vacciné wu bu soobee yàlla ma vacciné wu. ñoo ko déggandoo defe naa ni ku nekk wax na xalaatam ñoom itam ñi ngi wax seen xalaat ñoom ñi nekk ci Facebook bi di ñu suivre en direct ci ITV Sénégal ñoom itam ñi ngi joxe seen ay réaction ñu tànn ci quelque rek pour wan leen ko bokk ko ak yéen ndax nag émission bi comme niñ ko waxee interactivité la ñun la ak yéen ñoo koy séq saa su ne ndax booloo mooy doole. Amadou Dia moom it ñu ngi koy remercier moom nee na émission bi neex na trop ITV rek incha allah jaajëf kii nga xam ne mooy Elzo Niang moom nee na ok yéen la rek ak seen vaccin man daal bés bu nit ñëwee ne ma vaccin defe naa ni sama góon lay jël daal di ko koy tiiree Adama Ndiaye nee na salut moom mi ngi nuyoo kii di Ndeye Diakhaté itam moom nee na je pense que un docteur en tout cas amul droit benn yoon di wax ni du ma vacciné wu nga gis docteur ni sujet bi vraiment dafa nekk lu yëngal askan wi comme niñ ko waxee mais dafa nekk loo xamante ni dafay interpeller responsabilité ñëpp moo tax nga gis ci micro-trottoir bi comme ci Facebook bi ñëpp di réagir yow tey jii en tant que docteur itam je pense que am nga sa avis personnel boo xamante ne nii en tant que citoyen nga koy joxe par rapport au vaccin.
waaw de façon vaccin yi coow li njëkkewul ci vaccin corona bi. je pense que vaccin yi moom chaque fois que vaccination am coow da daan am. mu ànd ak coow. parce que aussi il faut le reconnaître il y a au niveau mondial ce qu'on appelle des lobbies anti-vaccin ay nit ñoo xam ne même ay scientifiques yoo xam ne dañoo contre vaccination moom par principe. donc soo gisee coow bi gën a amplifié wu c'est parce que aussi réseaux sociaux yi actuellement aussi ni ñu développé nii développé wuñ ko avant mais booy xool vaccin yi fi jot a indi yëpp vaccin polio dégg nga fi coow li vaccin rougeole ñëpp dégg nañ fi coow li vaccin contre l'hépatite B ñëpp dégg nañ coow li vaccin bi ci mujjoon mooy vaccin HPV bi contre cancer du col donc coow li bari wala mais li may wax toujours mooy liñ ci doon wax yëpp liñ ci mës a wax yëpp ba léegi man je défie les gens liñ ci wax yëpp nañ indi preuve que loolu am na c'est que dañuy wax ba ñëpp gëm ko ba ne loolu am na ñu gis ne nit ñi ñàkku nañ dara jotu leen mais kenn dootu ci waxaat je pense que loolu aussi nit ñi war nañ ci bàyyi xel que lii ñuy wax ni waxoon nañ ko mais gisuñu ci dara buñ ko waxaatee tamit yaakaar naa ne liñ ci njort ci lu bon tamit duñ ko ci gis mais aussi citoyen tamit libre nañ ku nekk war nga joxe sa avis comme li ko kenn waxee tamit moom dafa soxla information mais fi mu nekk nii xam nga tamit information da nga koy joxe à temps mooy temps bi nga ko war a joxe nga koy joxe mais fi mu nekk nii boo commencé di sensibiliser nit ñi ci ñàkk yi te xamagoo yow ban ñàkk ngay utiliser xamagoo ban stratégie ngay développer xamagoo kan ngay ñàkk xamagoo kan nga dul ñàkk et tout day xaw a compliqué li ñu mën a wax mooy communiquer de manière générale comme ni ko ministère de la santé waxee ne ñi ngi ci processus bi bëgg am nañu yéene ñàkk nit ñi bu ñu leen di ñàkk fas yéene ñoo njëkkee ñàkk ñii ak ñii maintenant bu ñu tollee fi nga xam ne xam nañ ban ñàkk la kañ la ñuy commencé ak ñan la ñuy ñàkk ak yan anam ya ñuy lekkoo ak fan la ñuy ñàkkoo aussi mooy laajaat beneen communication boo xam ne loolu c'est à l'endroit yi nga xam ne ñoom la ñuy war a ñàkk dañu leen di cibler jox leen information boobu nga xam ne moom la ñu war a jot. alors je pense que Boubacar Dieng ma ca Guédiawaye moom itam noppi na Boubacar dafa mel ni da nga ñoo amal benn kër goo fas yéene dugg xool ana naka lañ dundee couvre-feu bi ci jamono jii. effectivement Ndeye Marème su ma ginnaaw nii am na kër gu fi nekk xaaral ma jéem a dugg rek. xool ñoom ni ñuy dundee couvre-feu bi actuellement. tout à fait Boubacar a ngoog defe naa ni mu nga ca Guédiawaye xam nañ ni koñ la dëkk la boo xamante ni ville la boo xamante ni nii dañu ko am dafa am particularité muy peuplé na macha allah. am nay ndaw donc voilà. ça va ñu xool ñoom itam gis nañ ni ci mbedd mi moom conformé wu nañ vraiment ñëpp a ngi ci biir kër yi. ñu xool nag ci biir kër yi ni ñu ko dundee ay ca Boubacar. jamono ñuy daal nga xam ni président de la république décrète na ko aussi deuxième vague coronavirus bi sëñ bi naka mu. ça va naka mu tur bi naka la. tur bi c'est Jean-Paul Silva. Jean-Paul Silva. Oui. Jean-Paul actuellement yaa ngi en direct ci ITV mu nekk ci émission mu nga xam ne mu ngi tudd fu réew mi toll di waxtaanee jafe-jafe réew mi itam ak fi réew mi toll comme ni émission bi di waxee rek yow tey jii nag li nga xam ne moo di couvre-feu bi nag nga koy dundee. waaw couvre-feu bi ñu koy dundee nekkul bànneex naqar la quoi waaw lu tax mu doon naqar mooy dafa métti trop soo ko moo ñoo xam ne ay responsable ay kilifa lañ. xam nga am njaboot am yenn engagement yoo xam ne surtout jeunesse bi ak parents yi ñoom ñëpp am na ñu mu deedee am na loo xam ne ñu ngi koy yaakaar quoi dafa métti trop si temps bu gàtt boo xam ne mooy loolu noonu affaire bi nañu njëkkante temps bi après bu ñu bàyyi ñu liggéey nañu mën a xam ne ñu liggéey mais na ngay liggéey ak pression di yàq liggéey jàmm après xamuñu mais dina dugal si ñoo xam ne dina leen dugal si problème yu bëree bëri. est-ce que gisoon tamit couvre-feu bi doon na loo xam ni moo gën parce que fi mu toll nii mbas mi mi ngi gën di yokku. waaw mbas mi mi ngi gën di yokk mais tamit man li may dund loolu laay wax lu ma kii quoi comprendre waaw d'après man sama lu nekk sama bopp xam nga affaire li may yàqal moom bëri na trop xaw ma nag mbas mi ndem ndax li ñuy wax corona mais. ñun man mosuma dégg ñu ne sama benn mbokk gaañ na si corona wala diwul dégg corona am koy dégg nii rek mais affaire doon na waar trop doon na waar Macky Sall lu mun a def mooy mu jàppale si couvre-feu bi quoi couvre-feu métti na. merci beaucoup Jean donc Ndeye Marème lii lañ leen amaloon fii si Wakhinane Nimzatt maa ngi duggoon fii si benn kër nekk fii ak nga xam ne moo di Jean di ab ndaw moom nag couvre-feu bi génniwul waaye itam dafa mel ni téléspectateurs yi ñëpp dégg nañ ko mu wax li nga xam ne moo nekk si xolam ak jafe-jafe yi nga xam ni am na ko fi nga toll nii ak si wàllum couvre-feu bi.
merci beaucoup Boubacar ñu ngi lay gërëm bu baax a baax vraiment ci liggéey bi di wax ni nag vraiment yombul tonton Laye parce que nag 21h ngeen dem tëri gëmmentu nelaw gëmmentuwul nelaw wala nga toog ca biir kër ga yombul donc faaw ñu remercier aussi sénégalais yi ci collaboration bi vraiment parce que tamit yombul quoi qu'on puisse dire. 21h nga dem tëddi moo ma gënal par exemple dama tëdd ngir feebar. ça c'est vrai. waaw kon boog moo ma gënal dama tëdd ngir feebar tey lii bu ñu ko instauré. c'est pour wàññi feebar bi la. te docteur li nga wax sànq lay revenir c'est que il faut les gens comprennent que tey booy def wax vaccin dañuy évaluer par exemple feebar fi jaar. te taux de prévalence fi amoon tey am na feebar yoo xam sax dikkatul la ndax vaccin te moo ko fi dindi. te pourtant dana indi coow. maa ngi wax keroog exemple sëñ Babacar Sy. à Saint-Louis bi ñu bañee mu ñëw tax ñekk leen ma. jiitu ci pour wan leen ni kii du dara lu ñu aar kese la parce que nit ki warul am yéene def moroomam lu bon. tout à fait. comme ni ko docteur waxee léegi y a des lobbies yoo xam par exemple te aussi dañ taxaw rek Sonko lu la neex wax. te nit dafa oyof moom xelam na dafa gaaw. mais nag ñi nga war a déglu boo leen dégloo kese. waaw muy sa askan bi nga nekkal dëkkal. ñi nga war leen déglu kese. xam seen maantu ak seen ragal yàlla bu nekkee par exemple jàngi ñëw lu ñu la wax rek war nga ko mën a gëm. kon vaccin yu su vaccin ñëwee na ngeen fexe bi ñëpp préparé ñu def vaccin yu aar feebar bi yeneen dëkk aar feebar ñu àndandoo xeex feebar bi mu dee jóge fi ñu jóg dundaat suñu dund. je pense que message bi leer na luttons ensemble conjuguons nos efforts et ensemble je pense que dinañu vaincre li nga xam ne ni mooy coronavirus ñu rappeler rek que ni tey am nañ 198 nouveaux cas au total am nañ 21 883 infectés am 489 morts 18 621 guéris ak li ci topp yëpp tey ñu nekk ci 13 janvier ñuy wax 489 morts defe naa ni loolu du lu ndaw lu rëy la docteur moo tax nag faaw ñun ñëpp kenn ku ci nekk nga jël sa loxo dugal ci biir xeex bi xam ne xeex bi xeexu ñëpp la docteur vraiment dañ lay remercier daanaka waxtu bi ñu cërale woon mi ngi waajal jeex mais vraiment kontaan nañ ci ni nga dugalee yow itam sa loxo ci xeexum coronavirus bi. waaw jërëjëf donc man tamit maa ngi leen di gërëm di leen sant. si ngeen permettre ñu ñëw mën a waxtaan ak askan wi. pour joxe de bonnes informations. tout à fait di ñaax askan wi rek que ñu continuer aussi ci mesures yi nga xam ne moom la autorités sanitaires yi jël. parce que aussi c'est vrai vaccin bi espoir la. mais vaccin bi rek réglé wul situation bi parce que vaccin bi déjà moom nag ñoo ñàkk ñëpp. même ñi ñàkk il faut minimum yi vaccin yi gi war a génn yëpp 2 doses yoo xam ne presque 1 mois d'intervalle donc effet boobu mënul am léegi fu mu nekk nii ci saa seet donc loolu espoir boobu ñu am ci vaccin warul tax ñu bàyyi aussi li nga xam ne moom lañ doon def ci lutte bi donc surtout respecter mesures barrières yi respecter consignes yi consulter tôt pour que ñu mën a contenir maladie bi et puis éviter cas grave yi en attendant que maintenant ñu am vaccin yi efficace yoo xam ne nañ def seen effet ba yàlla may ñu génne ci mbas mi. yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam tonton Laye ñu remercier la bu baax ci collaboration bi yow itam gis nañ ni nga dugalee sa loxo ci xeexu mbasu coronavirus bi. waaw di kontaan trop ci docteur encore une fois di la xamal ne par exemple comme ni mu ko waxee rek les bonnes informations. les bonnes informations nag fi nga ko mën a jëlee mooy ki nga yaakaar wóolu ko. kon waroo am xel ñaar ci moom. tout à fait suñ ci toppee rek lu bare bari jóge fi. déedéet da nga xam ne parce que ñun ñëpp a yam ñun ñëpp a bokk Sénégal benn la ñoo ko bokk suñ sañoon kenn du feebar. waaye nag li ñëw ne bett ñëpp bett àddina indi bouleversement àddina boo xam ne beneen affaire la te même après corona comme je l'ai dit hier yow yore notre vie. tout à fait yore notre vie parce que daf ñu jàngal pour ñu beneen dundin. waaw li na jàngat la ci biir li ñu ciy jàngat nag mooy li ñuy dund tey. ñu fexe ba wóolante. su mbir mi ñëwee ñu àndandoo defandoo ko. ñoom bi génn ci. di tàggu bu baax di nuyu ñëpp di nuyu nag Ndeye encore une fois. macha allah Ndeye moom xam naa ne sori na ci yow loolu ñun itam ñu remercier bu baax toute l'équipe vraiment de production ca jiit ga ñu teg ca laay réalisateur merci à Modou mi yore woon wàllu son bi merci à Oumou Kalsoum mi yore woon maquillage bi remercier Pape Samba ci digital bi remercier chauffeur yi remercier Cheikhou Gaye mi yore woon wàllum cadreur gi remercier Boubacar Dieng remercier Assane Nia ci production bi di leen jox dig daje demain d'ici là s'il vous plaît respectez les gestes barrières portez vos masques et bonne soirée bonne nuit merci. fi réew mi tollu bàyyi bu warul génnoo bu kenn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi bu warul génnoo déglu leen déglooti leen ma wax
wax ak yéen ndaanaan ni réew mi